jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen télévision ITV waxtu xabaar yi maraxi ci tënk ci lu gën a yaatu tuuti dañu koy tàmbale ci soxal Kaolack ndangaan Kaolack bi nga xamante ni bi tey foofee jàppale ni ay manifestation am na fa ñoo fa ànd ak Adama Sarr foofee jàppaleen ginnaaw faatug Mohamed Dramé te daanu ko Allemagne ñu gis ni coow la bari na ci lool nan ko faate ak bëggoon ko jébbal borom bi ci kanamu ñàkk teew ay mbokkam waa Saloum fa mu fekk baax di njaafaat génn ci mbedd mi yëngal woon seen naxaru xol ñu ànd ak Adama Sarr ca njaafaat ndax def na gëstu bu xóot ci wàllu guddi mel correspondance. gannaaw faatug Mohamed Dramé ca réewum Allemagne askan wi yeewoo ci commune bu Ndiaffate nag daal di nañu amal ab doxu ñaxtu ngir sàkku dee ñu leeral li ni mel. tey nag dañ fi ñëwoon tey def benn marché pour manifester suñu naqar manifester li nga xamante ne nii wax dëgg yàlla moo ñu métti muy li nga xamante ne xew na keroog altine si ngoon fële sa Allemagne muy suñu frère mu tudd Mohamed Dramé ñu dóor ko ay bal foofu noonu ay bal sauvement yoo xamante ne rey nañ ko fa. si loo xamante ne ni vraiment teguñu ko fenn. kon nag yàlla xale boo xamante ne ni 16 ans la am nga tiim ko ak bali fetel bu noon benn sax ñu mën a wax waaye benn ñaar ñett ba juróom benn bali fetel nga dóor ko xale bu ndaw vraiment loolu dafa rafet pour kon aussi ñu interpellé suñu gouvernement à savoir le gouvernement du Sénégal gis nañ jéego yi nga xamante ne mu ngi ko siy def mais ñu koy gën a ñaaxaat encore pour que mu gën a gaawaat encore si mbir mi ñu gën a leeralaat encore mbir mi pour que justice ñu mën koo def. bu ñu sukkandikoo ci moom nag kii di Mohamed Dramé day nekkoon na ab ndaw boo xamee ne ku amoon diine la. ndax Mohamed Dramé wax dëgg fenn yàlla ku ko xam ko si diine l'islam ku ko xam ne jullit la Mohamed ba muy xale la ko bàyyam jël yóbbu ko Guinée mu dem jàng ji alxuraan ba mu jàngee alxuraan ba wàcc la doog a ñëwaat fii nii nekk fii ak ñun si jàmm ak salaam wax dëgg yàlla muy xale bu neex a nekkal xale bu oyof xale boo xamante ne amul benn problème mu doon ko xamante ne ku neexul nekkal la ba keroog nga xamante ne ni mu ngi koy jógee di dem Espagne keroog ba mu yeggee daf ñëw aussi saa si woon ñun egg na mu doon loo xamante ne ni mbégte la woon si ñun muy mbégte aussi si famille bi et tey wax dëgg fa nañ yàlla mbégte boobu nag tey gars yi transformé ko en désespoir. si loolu la nag muy sàkku ci kilifa yi ngànk réewum Sénégal ñu daal di leen dimbale ba ñuy jot seeni néew ngir mun koo denc ni ko listam santaane. ak aussi tamit suñu koor tamit ñu mun see jot loolu aussi doon li nga xamante ne ni lu ñu soxla la lu ñu yittewoo la moo waraloon tey ñu ñëw fi tey. pour mun a manifester loolu wan suñu gouvernement ne ko soxla nañ suñu koor ginnaaw yàlla def na la muy def ba pare ñun soxla nañ suñu koor ñu mun ko denc sa anam yi ñu ko war a dencee ñaanale ko nañ ko war a ñaanalee. Mohamed Dramé nag mu ngi fekk baax ci commune bu Ndiaffate. jaajëf mu doon correspondance Adama Sarr ca Ndiaffate daañu toppaat wàllu guddi mel soxal mbiru Mohamed Dramé moomu ñàkk bakkanam ci fàttaliwaat ni sax subaam ci altine ji lan ko bëggoon a jébbal borom bi ca Allemagne waaye taxawaayu fédération bi ëmb Sénégal yi nekk ci Allemagne ñoo taxaw ni fala budda dañu def enquête bi ci war dañu toppaat incha allah wàllu googe ba kon nan ko bëggoon a jébbal borom bi kon dàqees na ko ba jëmmi jamono. xabaar yi ñu xuusandi ci lu soxal mbirum suqali koom-koom ci biir Sénégal gi. jàppale ni ba fii Sénégal Covid bi lim fi bàyyi ci ay jafe-jafe koom ba léegi liggéeyukaay bari ñoo ko yëg muy petite moyenne entreprise yi lu ni mel kon soxali ko lu mënta ñàkk la am na waxtaan goo xam lu am solo la jóge ci jury du dimanche soxal mbirum rek banque mondiale ak koppar gi mu bëgg a dugal ci ruq-ruqaan yu ni mel ci liggéeyukaay yooyu léegi mën ko soxalim Idrissa Diabira moo becc ci xabaar gu ni mel moom lañ dénk lépp luy bàngaas bi suqalim ak gunge entreprise yu ndaw yi ci biir Sénégal petite moyenne entreprise yi ñu xuus ànd ak Faram Facce ak Abdourahmane Ly. Pour certains, ils y travaillent, ils y ont leur habitude et donc. ngir ñenn ñi fa lañ doon liggéeyee ñu dem nag ba tàmm fa du doon lu yomb waral kon ay mesures d'accompagnement mënu see ñàkk waaye itam ay waxtaan war na ci am waaye nag bu ñu fàtte ni jugee ci fu suufee loolu bëgg a yegg ci fête gi noo def coow juddu ci maa ngi fàttaliku bu ñu bëggee woon kon defar autoroute à péage bi TER bi itam mbaa sax aéroport bi coow lu bëri juddoon na ci mais ak lu mën ci am gëm naa ne nguur gi xam na bu baax matukaay yu mu war a jël kon ngir taxawu gi waaye itam gunge gi jëm ci way tawat yi ak ñi nga xamante ni ñoo fay liggéeyee ngir ñu mën a yeesalaat li nga xamante ne moo di hôpital bi am ay bërëbu fajukaay yu mucc ayib daxul kon ñu xalaat ay yeesalaat yi fi nekk bu si mel ni kon bii di hôpital Aristide Le Dantec. Et en l'occurrence, Aristide Le Dantec en fait partie. mu doon Idrissa Diabira doon yëy yàbbi ci mbirum hôpital Dantec bi nga xam te ne bi lu nar a soppat la te itam nar ko defar mu jàpp ni lu am solo la itam
ndax dañoo jóge ci fii jëm ci fu gën a kawe kon def ay pexe lu mënta ñàkk la mu ni kon gunge ko itam ña fa doon daan seen doole lu ni mel xel da koy nangu ay kàddoom Abdourahmane Ly moo ko tënk ci wolof moom kàddum Idrissa Diabira moomule ba tey bu ndikkaat ci wàllum koom ak mbirum développement ak lu soxal li nga xam moo jëm ci mbirum rek liggéeyukaay yi ñu ko waxee sànq fukk ak juróom benn ci ay milliards francs CFA moom la état Sénégal nar a war a mën a jot jëlee ko ci banque mondiale mi nar a lëkkalu ci wàllu guddi mel ngir suqal toll juróomi junni ci ay entreprise ci Sénégal gi ngir suqal wàllum koom ñu xuus ànd ak gëstu Abdourahmane Ly. Seuls 3% des entreprises sénégalaises disposent d'un état financier régulier, un baromètre pourtant importantissime censé permettre de jauger l'évolution d'une entreprise, ajoute le directeur de l'agence de... Abdourahmane Ly ci kàllaama ak nasaraan daañu ñëwaat léegi incha allah ci kàllaama wolof gi ca na mu gën a yaatoo ngir ñu daal di mën leen ko digtal lu mu ci mën a doon jàpp leen ni Idrissa Diabira da doon yàbbi jëm ci mbirum dimbali liggéeyukaay ci biir Sénégal. bu nu xuusee ànd ak Babacar Seck bi nga xamante ne bii moo ñu doon toppal ca Cap des Biches central ba fa nekk ak syndicat yi nga xamante ne bii doon def liggéey yu am solo ngir bëgg a boole seen bopp def wenn say itam xàccandoo dóorandoo foofee ngir gën a jurum koom ci biir li nga xam moo di Senelec ñu ngi sàkku tamit liggéeyukaay yi gën a toppatoo seen i facture bokk na ci état bu Sénégal. am na daaloon sàkku ginnaaw bon boole tamit syndicat yi def ko wenn say ngir mën a xaaj ndoo dóorandoom Babacar Seck ma ngoon seenum ndaje reportage. ci ndaje mu yaatu syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie ak syndicat autonome des travailleurs de l'électricité joxante nañu loxo ngir nekk benn. ci boobu ndaje syndicalistes yi wane neen seen xel mu ñàkk dal ci secteuru énergie ak li ñuy tuddee filialisation. ñun si loolu nan lay mën a comprendre. mooy état du Sénégal ngeen doon dégg Senelec moom at yi yëpp moo ngi doon def ay bénéfices mooy Senelec ñëpp gis nañu changé na délestage yi presque amatul tey loolu war nañu mën a may Senelec ak gaz bu ñëw bi ak pétrole bi ñu mën a jëlaat Senelec jox ko boppam mooy askan bi moom ko mun ñu ñëw nag mu dem bay bëgg a baax ñu ñëw joxaat ko ay privé loolu vraiment dafa tey suñu xel moo tax fii fu ñu bëgg def filialisation vraiment du luñ gënal parce que ñun leen rek la ñu bëgg mooy Senelec na des Senelec mooy yëpp ba pare ñu am souveraineté énergie mooy ñu moomal suñu bopp suñu énergie parce que énergie moo yor réew. ci kàddu syndicaliste yi jafe-jafe Senelec ci wàllu koom jógewul fudul administration sénégalaise bi nga xam ni ak yenn services yi yu bëri duñu fay courant. mooy tey état bi si bopp mooy client yu mag a mag si état bi bokk na si ñoom nanguñu fay. état muy administration fayul muy forage muy collectivité locale si éclairage public muy en même temps ADM nga soo jëlaalee tamit TER nga jëlaat AIBD ñëpp dégg nañ leen fan yi directeur bi dine ñoom lu ñu waroon fay ba 2029 ñoom fay nañ ko yëpp mu jeex tey ñoom ñu yor ni 5 milliards mënuñu ko fay loolu yaakaar naa suñ ko defee Senelec dina dem ba du am xaalis du mën a dem say chargé mu mën koo def du mën a ti jënd ay carburant c'est su boobaa ay délestage mu am c'est sénégalais loolu duñ ko baal Senelec. ngir ñu am développement énergie ci Sénégal syndicalistes yi ñu ngi ñaan ñu boole leen si te bàyyi Senelec ci public bi ndax ñu ëpp ci Sénégalais yi mën a jotee ci courant bi. jaajëf Babacar Seck mu doon topp mbirum waa Senelec ak syndicat yi booy seen bopp def fenn say ngir xàccandoo dóorandoo. duñ génnagun ci mbirum Babacar Seck ndax jot na topp lu jëm ci jëmbatum garab mu jëm ci wàllum environnement gàncax solo si mu am ci alam gi dana tax ba yenn mbënd yi mën a wàññiku jaww ji tam dana amu féex ba nit ñi dund ci jàmm foofu nag ñi nga xam ñoo nekk ay anciens militaires ñoo daal di boole seen bopp ci genn kuréel daal di jóg taxaw nag di jëmbat ay garab ci Rufisque Nord lu ni mel commune ba ñoo ci ànd ak ñoom ci liggéey bu ni mel ndax xam nan solo si garab am ngir xeex mbirum mbënd docteur Oumar Cissé mooy maire Rufisque Nord am na lu mu ca dénk sunu correspondant. Quelles sont les vertus de l'arbre? L'arbre bon ñi nekk ci naaj bi moom xam naa dinañ ni car ils ont raison ñu ngi coow mbënd ñu ngi coow inondation en partie. Pourquoi c'est inondé? Parce que zone yi nga xam ne ay zone de recharge la woon zone ay dépression humide ay zone forestière dañ leen imperméabilisé par le béton. Tey jii on parle des Niayes mais si les Niayes étaient demeurés dans leur vocation originelle li ñuy wax ci inondation lu ci bari du ci am te loolu urbanisation bi mën nañu permettre ñu préserver certaines zones de l'urbanisation de la bétonisation mën na am ndax dëkk tubaab def nañ ko ñun war nañ ko mën a def
ñu ne fii kenn du fi dëkk fii dégg lay nekk ñu ne fii kenn du fi dëkk àll lay nekk ñun fii kenn du fi dëkk ndax dañ fiy bay fii nag dañ fiy dëkk ndax tax lay nekk loolu la urbanisme war a tax dëkk kon dama ni loolu bokk na ci njariñ bu ñuy lim njariñu arab ñu ngi woon ci 22 bienfaits alors que souvent je dis taquin je le dis mais citez-moi les bienfaits 22 bienfaits néew na ci àddina loo xam ni am na 22 vertus 22 bienfaits kon l'arbre est sacré l'arbre c'est la beauté bien l'arbre c'est le médicament l'arbre c'est contre les inondations l'arbre c'est un écran tey jii boo amoon am da ngay dem yenn dëkk yoo xam ni arbre mooy tax bërëb bi di sonal nit ñi arbre c'est un antipolluant ainsi de suite ainsi mën nañu lim ba mu nekk ñaar. bu fekkente ni ñu nekkoon ay militaire ña nga ca xeex ba ñi ñoom ba tey ay militaire lañu ñooy ñuy yëngu ci mbirum rëbb samba boy yi teg nañ loxo lu toll ci 200 kilos yu manqué tuuti ndax ñaari bërigo yi lu ko manqué lu néew la ñax mu bon mi la teg nañ leen loxo jamono ji ba ñu ngay rëbbandi ñun jàpp ni ñoo gën a xeex ñoo gën a dugal seen loxo ci wàllu gu mel loolu nag ma nga xewee ci gendarmerie bu Joal ak Saraya ñoo bokkoon def liggéey bu ni mel lu ni mel sax ñu ngi ko jëlee ci ab gaal gu tëmboon waaye bi ko alkaati yi sëkkataleem def na ay pexe ba jéem a tëmbal yenn saaku yeeg ñoom seen waaye teewut jàpp nañ ci lu bari rawatina diggante li nga xamoo di rek Fadial Jifeer ak Joal ba nu defee liggéey bu ni mel ñoom alkaat yi lieutenant-colonel Alioune Diop mooy commandant légion gendarmerie centre ouest dégg na kàddu sunu équipe yi fa demoon. daam benn renseignement bu ñu jotoon bi ñu doon ne dafa am benn nit bu bëggoon débarquer Yamba. dëkk bu ñu ne Fadial nekk ci Joal Fadiouth te débarquement mi ngi naroon am ci guddi talaata 9 août jàpp àllarba 10 août bi ñu jotee renseignement bi ci dañ jox instruction waa gendarmerie bu Joal ñu teg benn dispositif bi nga xam ne da leen permettre ñu mën a surveiller waa ji nar a def débarquement bi mais aussi ñu jàpp ko bi mu demee ba seetlu ne ñàkkul ne am na ay gendarme yu koy surveiller si la bëgg a changer site débarquement bi mi ngi ko doon defee Fadial mu nar a dem Fimela pour defee ko foofu si loolu nag la ko gendarme yi topp biñ ko toppee ba mu xam ne léegi mënatul rëcc nag si la commencé di débarquer produit bi muy yamba yi débarqué na ko te xaarul ñi ko doon jël si ñëw jël si ko parce que dañ kaa bett bi ñemee nag ba jàpp ko moom sëriñ fuyee gaal gi biñ fuyee gaal gi nag gis nañ fa 7 saagu yamba biñ ko xaymaa yépp pesé ko mi ngi nekk 190 kilogrammes ñu jàpp ko moom teg loxo gaal gi ak moteur bi ak produit bi moom mooy 190 kilogrammes chanvre indien yi lii na daf may permettre ma lancer benn appel population bi parce que dañoo seetlu ne drogue bi bëri na secteur u Joal wala Petite Côte te day naxasal wér-gu-yaramu xale yi moo tax ma leen di ñaan képp ku am renseignement yi nga xam ne moo ñi permettre ñu mun def suñu liggéey ba jàpp ñooñu nga jébbal ko gendarmerie soo ñu ko jébbalee rek dinañu permettre ñu mën a ay opération ba mën a xeex ak lépp luy nuroog wàllu sinébar. xeex sinébar bokk na ci li gën a ñoŋalum koom ci biir réew yi yu mel ni Sénégal ak Afrique li ko wër xabaar yi wéy dil si wàcc ci mbirum ganok jury du dimanche Idrissa Diabira mi nu dénk lépp luy suqaleek lumpanti ak gungeem petite moyenne entreprise mooy liggéeyukaay yu ndondawaan yi lu mel kon waxtaan na ak Mamadou Iba Kane ñëwaat na ci lu yaatu jëm ci secteur privé bi dus ko gën a war a luppante am na programme fukk ak juróom-benn milliard francs CFA yu banque mondiale te ci taabal ji ngir bëgg caa roof doole yenn liggéeyukaay yi Covid bi jàpp ak crise yi nga xam fi ñu toll ni am na Russie ak Ukraine ak fi ñu ci bëgg a jaar ndax ñu bari ci ñoom xëy na lot nañu moom liggéeyukaay yooyu leen Abdourahmane Li moo ko faram-fàcce. état financier gu jaar yoon entreprise yi ko am ci réew mi bëriwul ci téeméer go jël ñetti dong ñoo ko amee bu ñu sukkandikoo ci ki nekk ci bopp ka agence bi nga xamante ni mooy taxawu entreprise yu ndaw yi ak yu diggu doom yi nekkee ci réew mi di ADPM Idrissa Diabira ngi dolli ne mbir moomu doon na lu am solo dem sax ba wax ni lu munta ñàkk la ngir natt dundinu ab entreprise waral kon mu def ko xeexam tey ngir entreprise yu bëri nekk ci réew mi ñu formaliser leen ngir seen taxawaay gën a mën a fës. pour que l'entrepreneur lui-même puisse savoir l'état. ngir borom entreprise bi si boppam xam luy dox ak lu doxul ci entreprise am
ndaxte nag ngir sa entreprise fësal taxawaayam faw rek nga xam ana nan la boobule entreprise di doxee fan la ñoo toll ndax mën nañoo sàkku ay financement ndax mën nañoo sàkku ay marché wu nguur gi ak yeneen yoo nga xamante ni natt bi rek moo koy maye di maanaam xam say état financier fu mu toll. d'apprécier sa capacité. muy lu terewul Idrissa Diabira mu seetlu ni daanaka ay PME yu bëri nekkee ci réew mi ñu ngi dund ay jafe-jafe yu tar li ko sookee bu ñu sukkandikoo ba tey ci directeuru ka ADPM di crise yu bëri nga xamante ni àdduna gi ngi koy jànkonteel di xeexoo ba ca Ukraine ak it mbasum coronavirus. Nous avions commis une enquête qui démontrait. am na benn gëstu bu ñu amaloon bu ñu mayoon ñu xam ni Covid bi taxoon na ci téeméer goo jël juróom-ñeenti fukki entreprise yi nekkee ci réew mi dundoon nañu ay jafe-jafe yu tar dañu demoon ba ñàkk ci téeméer goo jël fanweer yi ci lu ñuy wax seeni chiffre d'affaires wax ji mooy PME yi ñu ngi si ay jafe-jafe yu metti waaye natt fu jafe-jafe yooyu toll kon doon na ab jafe-jafe tey ji nekk itam ab défi waral kon ab agence woo nga xamante ni kon day gunge yooyu les PME di fësal seen taxawaay mënul ñàkk ci réew mi. Accompagner dans la continuité les PME c'est absolument essentiel. muy ab agence buy sàkku ci PME yi ñu fësal seen taxawaay ci jumtukaayu xarala yu yees yi ADPM ci lëkkaloom ak Banque mondiale waaye itam ak BAD nar na lancé ñaari programme yu mu tuddee projet adoption technologie muy lu ñuy taxawal ngir gunge lu toll ci juróomi junni entreprise te ci xayma koppar gi toll ci fukk ak juróom-benn milliard ci suñu koppar jubluwaay wi fexe ba entreprise yi nekkee ci réew mi gën a fësal seen taxawaay. Abdourahmane li jaajëf waaye itam jaa ngeen jëf ci ànd ba ngeen ITV lii mu rëcc xabaaru Maraxim ñu bàyyi nag li nga xam moo di kon total dimanche Ada Anos Kaba ak ay invité ba ci kanam incha allah jaa ngeen jëf.